téléspectateur yu ITV di leen nuyu di leen ziar am mbégte dellu si fii ginnaaw éducation lundi mardi ñu waxtaanee politique démb nag si àllarba bi ñu waxtaanee lépp lu jëm ci wàllum koom di économie tey nag lu ñu waxtaanee mooy wàllum culture loolu mooy kennu askan wi chaque jour ak invité bu bees chaque jour ak thème bu bees. ndax comme ni ngeen ko xamee lu am solo mu am ci wàllum caada ak cosaan muy biennale 14e édition bu biennale donc bi nga xamante ni mooy am fii ci Ndakaaru ginnaaw bañ ko reporté mu waroon am 2020 ndax mbas bi 14e édition de la biennale d'art africain contemporain moo tax tey ñu waxtaanee li si jëm ñu tey ñuy invité ku mag mu tudd Ousmane Dia artiste plasticien. judd ca Tambacounda génne école des beaux-arts de Dakar si biir waxtaan bi sax dañ ko laaj mu gën a xamal téléspectateurs yi kan mooy Ousmane Dia Ousmane man lay dala jàmm ci plateau kennu askan wi fii si ITV. jërëjëf El Hadj Malick maa ngi lay ziar bu wër di la ndokkeel. oui di la sant tamit ci invitation bi parce que opportunité bu mag. foog naa nga ma jox waaye tamit opportunité bu mag nga jox artistes yi. ñi nga xam ne tey ñu ngi ci Sénégal ndaxte ci biennale bi nii permettre na daal artistes yu bëri yu jógee bitim réew tamit ñëw. très bien ngir mun a découvrir suñu réew découvrir tamit li ñu fi am. am na solo donc mbégte la ma mun ci waxtaan ak yow. très bien alors laataa ñuy xuus bu baax si waxtaan bi Ousmane Dia artiste plasticien mooy kan. Ousmane Dia man doomu Tamba laa juddoo fa laa màggee fa laa yaroo. oui. jàngee art fii ci Dakar école nationale des beaux-arts. yàlla wërsëkal ma dem Suisse continuer foofu samay jàng ci maanaam école bu ñuy wax école supérieure d'art visuel bu Genève. bi ma paree jàngale nag yàlla xewalal ma mu am possibilité pour toog fa ba di fa jàngale ba tey nag daanaka boo xoolee def na ñaar fukki at ak ñett. maa ngi jàngale art biir Genève. ci école publique Genève. très bien kooku daal moom mooy Ousmane Dia. mooy Ousmane Dia. alors ñu seetlu ni Ousmane Dia li nga xamante ni mooy biennale bi 14e édition bi ubbi na tey ci Grand Théâtre mu nekk événement bu mag bi nga xamante ni Sénégal daf koy amal alors gis nga cérémonie officielle bu bu am tey njiit réew mi président Macky Sall jiite ko alors d'abord sa première appréciation lan la. sama première appréciation comme ni nga gisee ci image yi voilà sama première appréciation mooy vraiment mbégte. tamit di ndokkeel njiitu réew mi parce que jamono yi daal foog naa ne mu ngi won askan wi ne culture bi lu ko ñor la. art bi lu ko ñor la. comme li ma doon wax rek nee naa président moom mun nañu bañ a ànd ak moom wala ànd ak moom waaye am na loo xam ne moom bu ko tegee dañ ko war a nangu maanaam boo xoolee biennale bi. yokk na budget bi ba mu nekk 1 milliard. oui donc loolu c'est un premier pas. très bien malgré le fait que tamit ñu ngi xaar lu rëy. parce que Sénégal moom fu ñu toll nii ci wàllu art moom fu ñu tuddee dëkk yu mag yi ca Europe war nañ ci teg Sénégal. très bien ndaxte boo xoolee Senghor li mu fi ji. bëri na réew yi nag ci àdduna bi yoo xam ne amuñu njiit bu ko fa ji. donc nag Senghor lim ñu bàyyee dañ ko war a sàmm ko jox ko xale yi tamit ñu sàmm ko. donc vraiment mbégte la ci ouverture bi tey. très bien voilà alors soo nee budget bi toll si 1 milliard si xaalis CFA nga yaa ngi xaaraan ni mbir mi gën a jëm ci kanam exactement ci wàllum investissement ci wàllum koppar lan nga bëgg wax. li ma bëgg a wax mooy xam nga Sénégal tey toll nañ fi nga xam ne. maanaam ci wàllu culture dafa war a nekk référence yi àdduna bi. très bien référence bi mooy tey war nañu am benn musée d'art moderne contemporain. boo xam ne nekk musée yu nekk Europe duñ ko yóbbul dara. ndaxte Sénégal am na ay doom yoo xam ne dañu xarañ ci wàllu art bi. tey amul ci àdduna bi. ndaje bu mag lu mu munti toll te doo ci dégg doomu Sénégal. très bien te loolu nag. di wane seen talent di wane seen talent. oui loolu tamit Sénégal toll na foo xam ne il faut que tamit ñu xool naka lañ mun a aaree loolu bañ ko ñàkk. xam nga boo xoolee ki mel ni tey ndem si yàlla Ousmane Sow. doon sculpteur bu mag. oui tey man dëkk bi ma dëkk Genève am na liggéeyam bu mag boo xam ne ci wetu gaar bi lañ ko teg. Ousmane Sow tey foog naa ne ñi ko xam bitim réew est-ce que ëppul ñi ko xam Sénégal. très bien te Ousmane Sow tey doo dox ci mbedd yi ba gis liggéeyu Ousmane Sow. loolu loo xam ne la ñu ngi koy déplorer. waaye weesuwul foog naa ne que mun nañ ko rattraper. donc li may ñaan nguuru Sénégal mooy ñu delloo seen xel ci culture bi ak aada bi. ndaxte tamit loo xam ne na am na importance boo xam ne mun na wone
image du Sénégal mun na jaay réew mi. mun na wone tamit li nga xam ne moom suñu doom yi loolu la ñu am ci compétence loo xam ne que tubaab yi yóbbu lu ñu dara. donc musée d'art contemporain jot nañ ñu am ko. école des beaux-arts pour former ndaw yi école boo xam ne dafay moderne parce que man boo xoolee école bi ma def bi ma jeexalee fii mooy pour def postgrade tey war nañ mun a toog Sénégal def fi postgrade tamit ak am na yu bëri daal yoo xam ne xam naa ci waxtaan bi. très bien dinañ ci waxtaan. très bien ndaxte sculpture bi Sénégal chantier bu mag la. très bien alors Ousmane Dia da nga fi tudd léegi Ousmane Sow ma fàttali yow artiste nga plasticien mais également sculpteur nga. alors jéego yi nga xamante ni Ousmane Sow def na ko ku wax tamit sculpteur sa xel dem si moom. wallaay yow si sa wàll yan jéego nga si def yan waar nga bay ci wàllu sculpteur. ci wàllu sculpture man béy naa ci waar yu bëri ndaxte yàlla mu ngi may suturaal fi ma toll actuellement. maanaam am naa ay œuvres yoo xam ne ñu ngi ci place publique par exemple Genève. très bien donc am na ay commandes publiques yoo xam ne que. daal si mbir Genève daal la gën a. waaw Genève la gën a. mais pourquoi le choix de Genève. choix Genève mooy xam nga man bi ma amee sama diplôme école fii amoon naa opportunité yu bëri. amoon naa opportunité parce que nangu woon nañ ma France nangu woon nañ ma Amsterdam nangu woon nañ ma Suisse mais finalement daal bi ma toogee ma choisir Suisse te li tax tamit ma choisir ko damay profité ci plateau bi rendre hommage ku ñuy wax Jacob Yacouba Diallo artiste. oui mun naa wax ne tey su ma nekkee artiste quelque part yàlla ak Jacob la ndaxte xam nga Jacob Tamba la cosaanoo. léegi man bi ma nekkee ndaw li Jacob daan liggéey dama ko daan jël di ko essayé waat Jacob bi mu ñëwee Tamba nag ma won ko liggéey bi nag mu ne ma yow il faut nga dem école des arts yow artiste nga war a ne nii naa ni donc bokk na ci ñu ma jàppale vraiment bi ma amee tamit possibilité donc dem ci dëkk yooyu yëpp Jacob moo ma ne demal Suisse yow sa mbir Suisse la nekk xam naa ne boo fa demee di nga ci génn donc loolu tamit tax na ci lu ma gën a yóbbu Suisse mais tey rëccuwuma ko. rëccuwoo ko daal très bien Ousmane Dia nekk artiste plasticien moo nekk tey suñu gan si émission Kennu Askan Wi. alors ci biennale bi dem da nga amaloon lu ñuy wax vernissage du ñàkk suñu réalisatrice bi di Ramatoulaye Sall Diop wan ñu image yi ci buntu bibliothèque universitaire de Dakar boobule vernissage lan lay traduire. alors vernissage bi xam nga man ci biennale bi maanaam dañ ma invité ci ñetti projet ci biennale bi. xam nga maanaam maa ngi doog a bokk ci biennale lu Dakar. muy sa première participation sama première participation. oui xam nga nag boo fi gëjee lu yàgg ñu lay dégg bitim réew di la dégg maanaam ci ay galeries yu bëri. nga war a ñibbi si sa réew da nga koy waaj. donc waaj boobu nag moo tax bokkuma ci biennale yi passé waaye ren moo tax bi ma ñëwee dama ñëw ak doole. ah da nga ñëw ak doole dama ñëw ak doole maanaam ñëw war a pour ñëw noonu. déedéet moom Ousmane Dia moom. dafa ñëw ak doole. mais lan mooy ni firndeel ni Ousmane Dia dafa ñëw ak doole. ndaxte dama songu ñetti projet très bien projet yi benn bu njëkk bi dama bokk ci li ñuy wax projet spéciaux. biennale bi. deuxième bi ma bokk ci projet bu ñuy wax doxantu. troisième bi ma bokk ci projet boo xam ne pavillon Sénégal la. léegi ñetti projet yëpp boo xoolee ay sculpture laa fa wone. doxantu bi directeur artistique bi Malick Ndiaye maa ngi koy sant di ko gërëm. moom dafa invité fukki artiste ak juróom-ñaar. pour ku nekk liggéey bu mag mu mun a nekk ci corniche ouest bi. donc manière la tamit boo xam ne pour génnee art bi ci galerie yi teg ko ci mbedd bi léegi nag bi mu tànnee sama liggéey ma xalaatoon nag liggéey ci sujet immigration clandestine parce que immigration clandestine li ma laal la. ma ne mu ma waxtaanee ak Malick ma ne ko daal université bu ñu ko fa mënoon def comme université jege na géej gi. vraiment dina am solo pour ma wax ak étudiants yi. parce que man. oui damay intéressé wu tamit. di wax très ak bien étudiants doguma la sax mais voilà. commentaire ñu image yi nga xamante ni moom la ñuy gis. Voilà. devant la bibliothèque universitaire de l'UCAD. image bi nii mooy projet spécial bi maanaam projet 343. oui boo xoolee 343 maanaam mooy juróom-ñaar boo ko fuleeg juróom-ñaar fulaat ko juróom-ñaar moo lay jox nombre 343. xam nga boo xoolee juróom-ñaar daanaka ci histoire humanité. mooy li nga xam ne infini la. mais dama liggéey ci article 25 de la déclaration universelle des droits de l'homme. très bien xam nga déclaration universelle des droits de l'homme article 25 dafa ne doomu aadama bu nekk yellool nga boo feebaree nga mun a faju boo xiifee nga mun a lekk boo amee ay doom ñu mun a dem école ak yu mel noonu daal maanaam li nga xam ne mooy ëmb dundu doomu aadama. waaye bu ñu xoolee tey pour man loolu Afrique ba léegi dafa des. donc manière la woon tamit boo xam ne pour yee waa askan wi
tamit yónnee benn message ñi nekk bitim réew ne leen nañ ñu bàyyee xel parce que déclaration bi rafet na waaye vraiment ñun ba léegi gisaguñ ci suñu bopp. te loolu tamit dama ci wax ak tamit nguuru Afrique. pour que ñoom tamit ñu delloo si seen xel. da nga leen di interpeller. di leen interpeller les chefs d'État africains. voilà ñu jël intérêt Afrique teg ko si seen kanam teg ko ci kanamu européens yi parce que xam nga réew. réew ba munti réew amul xarit intérêt la ñu am. réew intérêt la am. comme ni ko De Gaulle doon waxee. comme ni ko De Gaulle doon waxee. te yàlla may nañu foog naa en tout cas am nañ ci yaakaar parce que njiit yi may gis nii. amuñu complexe tubaab. maanaam bu ñu toogee ak tubaab tey mun nañu wax ak ñoom sans complexe donc njiit yooyu dama leen di soññ ak njiit yi nar a ñëw bu ñuy wax ak tubaab yi di teg nañu jël intérêt Sénégal teg ko ci kanam. te boo xoolee par exemple liggéey bi ma def ni nit ñi dañu toog amuñu loxo ndaxte amuñu moyen pour wax amuñu ku leen waxal. kon loolu lay traduire. loolu lay traduire amuñu loxo. man nag maay seen loxo maay seen làmmiñ maay seen bopp maa leen di waxal. waaw loolu lay installation bi di tekki boo xoolee nag benn nit rek moo taxaw. tàllal loxoom. loxo bi nag maanaam. tàllal ko jëm fan. doigt accusateur la day jiiñaate. ne leen lii ñu nekkee yéen ñu ko teg yéen ñooñu nag yéen laay bàyyi ngeen xawal kan la. très bien loolu am na solo Ousmane Dieng alors sànq yaa ngi woon ci benn point bu am solo muy wàllum corniche bi. nga ni li nga xamante ni dafa jëm ci wàllum corniche daf la neex mais bon yow en tant que artiste plasticien image yi nga xamante ni moom ngay gis ci corniche bi léegi nga xamante ni presque dañ ko occupé amatul presque aération bi entre guillemets demeetul noonu fépp nañ tabax. est-ce que doo am lu la metti ay regret. non déception totale. effectivement parce que xam nga aménagement espace. oui man loolu laa gëm mooy. maanaam artistes ak acteurs culturels yi il faut ñu leen di associer. il faut ñu leen di associer dans tout. boo xoolee mu jëm si wàllum aménagement du territoire wàllum développement économique dëkk yëpp. parce que géej gi moom ki jóge Tambacounda sax war na am droit am accès ci géej gi. léegi nag idée bi mooy naka lañ mun a aménager géej gi ba ku nekk gis ci boppam peut-être du ñàkk tamit mu am ay infrastructure yoo xam ne rek mënut a ñàkk waaye nañu xool intérêt population bi. parce que ki nga xamante ne nekk tey moom mu ngi jóge Géejawaay journée bi yëpp mu jaay jënam ba ngoon wàcc am benn 3000 francs war na mun a jël 200 francs jël car rapide dem géej ba feexlu si. waaye bu ñëwee. du am fu mu feexloo vraiment loolu moom c'est injuste. oui waaw man ak yow bu ñu paree suñu émission. moom suñu taxi la ñu jël duñu dugg car rapide. dem ci hôtel yu mag yi nekk ci booru géej gi toog feexlu laaj suñu Coca-Cola jaaxaan xam nga loolu moom tamit injustice la. te loolu nag foog naa ne que war nañ ko xeex tamit parce que vraiment li nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk dañu war a mun a fexe ba ku nekk mun ci jot ku nekk am ci wàllam. très bien alors Ousmane Dieng yow da nga bokkoon ci prix spéciaux yu biennale bi nekk ci sa première participation nga ni da nga ñëw ak doole. alors kon sa ay attente lan la ci biennale bi. sama attente bu njëkk bi mooy maanaam gis nga projet bi ma liggéey autour de l'immigration clandestine. maanaam ci xale yi jël gaal gi. di dee ci géej gi man loolu waaw boo xoolee nag gis naa li nga ci def li nga ci. voilà man dama ko tuddee ni Barça ni Barsac mooy maanaam du Barça du Barsac. kon yow doigt accusateur ñaar yëpp. voilà du bii du bee. du bii du bee fii la. Sénégal la ndaxte fii li ñu am du ma wax sax Sénégal Afrique laay wax. li ñu am ci koom-koom. li ñu am ci wàllum ressource. waaw ak compétence intellectuelle. effectivement. mais ñun waruñuy dem di yelwaani feneen lépp a ngi fii. mais lu tax nag jeunesse bi ñu bëree di dem si yeneen dëkk yi. y a problème qu'est-ce qu'il y a. suñu politique de l'emploi moo sooxe wala. xam nga xëyu ndaw yi. ci projet bi parce que yaa ngi ma doon wax léegi sama attente xam nga lu tax ma ne la sama objectif dama ko atteindre ndaxte projet bi ma ko tegee université loolu laa si jublu woon maanaam waxtaan ci ak étudiants yi échanger ak ñoom dama leen di wax ne yéen dañ leen di wax ne yéenay rebelles yi yéenay kii alors man ñëw naa pour jàmbarloog yéen ñu wax mais ci intellectuellement am nañu ay débat yu jéggi dayoo vraiment man rëccuuma li ma doon def sculpture bi biir université te maa ngi profité ci émission bi di sant étudiants yi di leen ñaaxaat ne leen nañu góorgóorlu ndaxte ñoom ñoo war a yor réew mi suba te dem naa ba wax leen ma ne leen 2024 sama yéene mooy mu am étudiant boo xam ne candidat lay doon présidentiel te su boobaa dinaa xar sama tànk tubéy pour wutal leen budget. ah bon ah oui. 2024 élection présidentielle mu am benn étudiant bu am étudiant boo xam ne candidat parce que xale yi. gis nga booy waxtaan ak ñoom di nga xam ne xam nañ li ñu bëgg xam nañ fu ñu jëm.
problème bi mooy dañu soxla rek ku leen jàppale ku leen accompagner. ku leen guider ku leen teg ci yoon bi te ressources yi ñu ngi fii li ñuy jàppalee étudiants yi mu ngi fii xam nga nee naa leen boo xoolee dëkk bu mel ni Suisse fi ma dëkk amuñu benn ressource minière amuñu pétrole amuñu gaz amuñu dara xam nga te tey moo bokk na ci dëkk boo xam ne moo gën a développé ci àdduna bi. oui lan moo leen ko may ñoom dañu investir ci xam-xam loolu la ñu investir man damay jàngale gis naa ñoom moyens yu ñu déployer di ko def ci ndaw yi jéggi na dayoo mais tey nga xool 2022 demal Tambacounda tey am na li ñu ba léegi li ñuy wax abri provisoire maanaam ay classes yoo xam ne bu tawee kenn dootul jàng. ndox mi day dugg lycée nu mu tuddati université du Sénégal oriental ba léegi ñoom ñu ngi koy xaar donc. xam naa ne que tamit nguur gi ak même bu ma dégloo tamit débat ñi nekk ci opposition ak yooyu am nañu yéene. vraiment yéene baa ngi fii donc dama leen di vraiment rappeler pour que ñu delloo si seen xel ci éducation bi xam ne éducation mooy yor réew. éducation kese mun na yor réew. donc loolu la tamit moo nekkoon sama objectif moo tax. très bien ba liggéey ci loolu. très bien alors si sa li nga xamante ni moom nga liggéey jëm ci wàllum Barça wala Barsax. am na benn parti boo xamante ni foog ñu taxaw fa mu tudd échappatoire à la misère et à la terreur. waaw xam nga échappatoire à la misère et à la terreur xam nga loolu. lu koy indi lu ko Massamba bindee way. voilà xam nga loolu lu koy indi toujours mooy nu mu tuddati ni ñu séddalee koom-koomu réew mi moo dul jaar yoon. maa ngi ko doon wax démb. ma ne leen maanaam amul équité. amul équité te man lu ma gën a tiital tey Sénégal. lu ma gën a tiital Sénégal mooy tey ku bëgg a tekki da ngay ne damay dem politique te loolu man daf ma tiital. parce que politique du métier. non politique du métier. effectivement politique du métier boo xoolee. gars yi ascenseur dañ ko defar. ascenseur social. yoon te bu gaaw loolu c'est extrêmement grave. oui c'est très grave. effectivement donc man dama ne ku ñu fal poste sax da nga war a tiitaange gi mooy lan yow dañ la dénk loo xam ne. ay doomu aadama yu bëri ñoo lay yaakaar ñoo nekk sa ginnaaw te bés boo tasee seen yaakaar yàlla tas sa yaakaar donc man tey moo falaloon ndombo tànk tey balaa may ne waaw dinaa ko toog saytuwaat ko xool ko ndax attan naa ko parce que attan bi mooy lan est-ce que alalu réew mi ñu teg sa loxo. yàlla dina la may xol boo xam ne doo ko dugal say poos mais di nga ko séddale ba séddale loo xam ne nekk sax yaa ko moomal sa bopp loolu foofu la mbir mi nekk. léegi nag loolu mooy indi xale yi frustration yi. parce que da ngay gis ku dugg di commencer politique tey suba nga jënd oto. ginnaaw suba nga tabax kër. ginnaawaat suba nga takk ñetteel et cetera te ñoom ñu nekk fii di jàng di dox ci naaj bi. dem université am sa ay diplômes yu dul jeex. toog ci suufu garab yi man bi ma duggee université gis xale yi toog ci suufu garab bi mais dama leen di yërëm. dama leen di yërëm di nekk bois sacré. di def ay 100 pas di lire woy dafa metti woy. nga dem Tambacounda ak tàngoor bi day 45 degré xale yi dañu takk seen ndigg dem école. donc nekk ci classe yi di jàng ñàkkatooy xepp yow nga fàqee fële ñëw ñu jox la benn poste ñu ne bëreet nga jënd kër ñu ne bëreet parce que yaa ngi politique loolu dañ ko war a dindi suñu mentalité. man foog naa ne ku ñu falati ci benn poste da nga war a tiit parce que dañ la fal pour nga jox li nga yor yépp ba li nga mënul sax jox ko. très bien mais est-ce que du façon bu suñu politiciens yi di politiquer moo tax jeunesse bi ñoom jàpp ni lii moom mooy li nga xamante ni mooy yoon bu gaaw bi ndax gis nañ fii ñi nga xamante ni dañuy ne politique. du ñu yor dara mais comme ni nga ko waxee léegi seen ascension mu nekk lu gaaw a gaaw ci wàllum koppar ci wàllum koom est-ce que du politiciens yi ñoom ñoo war a dellusiwaat seen xel sensibiliser jeunesse bi ñoom aussi ñu joxe bon exemple. man je dirais plutôt li may wax mooy inverse bi c'est-à-dire que xam nga lu. inverse bi oui politiciens yi duñ ko def mukk. duñ ko def mukk non maanaam lii moo leen arrangé non mais politiciens yi lii moo leen arrangé. mais est-ce que jotul aussi ñu changer doxalin loolu moo tax nag. ma ne jeunesse bi ñoo war a changer affaire bi. te mu ngi commencer parce que politicien bu ñëw jox leen ay millions lekk leen mais bu waxtu voté jotee ngeen xool ki ngeen di voté. donc loolu la parce que politiciens yi xam nga ñoom déedéet dama leen di xool dama ne ñu bëri dañu soxor. parce que bu ñu la gisee nga nekk ci ndóol dañu bëgg nga des ci ndóol boobu comme ça yow saa yoo soxlaa. nga leen di kii ñu jox la. xam nga man loolu laa boo xoolee par exemple ñu bëri naw ma ci wàllu aar bi loolu la man nit musuma seet si ñëw ne ma dama am tel soxla ma yëkkati pour nga faj soxla boobu déedéet damay def ci yow loo xam ne bés boo ko amaatee nga fajal ko sa bopp. loolu la xam nga moo taxoon 2000 par exemple ma créé woon benn association bu ma tuddee woon Tambacounda Genève Dakar. xoolal ñaata doomi Tamba
am na si ñu bëri ñoo xam ne mosuñu teg seen tànk Dakar. ñaata doomu Tamba laa yóbbu Suisse. oui ñaata doomu Sénégal laa yóbbu Suisse. ñaata doomu Suisse laa indi fii Sénégal. très bien alors doguma la commentéral ma image. voilà image bi xam nga man liggéey yu may def daanaka yu ne damay associer artisans yi Sénégal. oui parce que partage la tamit d'expérience. te tamit lu ndaw li may am ci lii ci wàllu xéwal bokk kook nit ñi. te damay liggéey ak ñoom wan leen wàllu art procédure bi naka lay demee processus bi ak liñ ci séntu ak yooyu kii mooy Tafa Gassama benn xale la bu nekk fii Dakar fa la am atelier am ak ay xaleem. damay ñëw ñu bàyyi lépp parce que xam nga ñoom menuisier métallique yi bon da ngay defar benn buntu 80 000 et cetera. mais mu wóor leen ne bu ñu ñëwee tey man ma indi benn projet art boo xam ne peut-être mun nañ ci gagner loo xam ne même ci weer duñ ko am te tamit dañu am expérience commencé xam luy art ba pare. ñoom dañu nekk ay médiateurs parce que ñoom dañu xam lu mu doon ba pare man bu ma leen bàyyee ñoom ñu liggéey ma dem ku fa jaar na leen lan la ñoom dañ koy mën a expliquer. loolu mooy transmission bi. te xale yi jàmbaar la ñu Tamba tamit. noonu la boo xoolee projet 343 bi lu tolloog 34 artisans ñoo ko liggéey Tamba. donc 34 parce que 343 sculptures la dafa bëri. moo tax man Tamba fierté bu ma am su ma ñëwee Tamba artisan bi ma gisee ñu ne ma grand ana projet yi parce que tamit dañ ciy gis seen bopp te man loolu mooy sama yéene nit ki boo ko bëggee jàppale da ngay fexe ba nga xam ne bu amaatee soxla du la seet si yow au contraire yow yaay am soxla dem solliciter ko. très bien alors Ousmane Dia nekk artiste li nga xamante ne mooy plasticien. moom mooy tey suñu gan si émission Kennu Askan Wi alors Ousmane naam sax yow li ngay nekk Genève moo ëpp n'est-ce pas que li ngay nekk si réew mi alors soo jógee Genève ñëw si Sénégal gis fii artistes yi sa mbokk yi plasticiens yi seen nekkin lan moo leen manqué ci wàllum ñoom ñu gën a mën a soqaliku gën a développé wu jëm ci kanam. alors xam naa ne avec le recul xam naa balaa may tontu d'abord mooy dama leen bëggoon rendre benn hommage parce que gis nga artistes su sénégalais yi surtout ndaw yi dañu am jom. oui dañu am jom parce que tamit li tax ñu am jom peut-être gis nañu seen mag ñi wan nañ leen yoon boo xam ne art bi tey toll na foo xam ne mun nañ ci tedd. gën ci tedd sax ay ministre wala gën ci tedd tey président xam nga tey man mi Ousmane Dia. ku mel ni Emmanuel Macron jël sama liggéey mu ngi Élysée. oui Ousmane Dia mu ngi biir Élysée. oui donc loolu tamit da leen di permettre que ñoom ñu am nu mu tuddati sañ-sañ. xam na ne que art bi fu mu leen yóbbuwul rek ci ñoom la. léegi nag man foog naa ne bu ñu bëggee dimbalee culture bi dimbalee art bi. surtout dimbalee artistes yi. nañu xool ñi nga xam ne art bi da leen intéressé te ñu ngi ci yoon bi di ñëw wala ñu ngi fi ba pare defaral leen école des arts boo xam ne vraiment. bu méngoog jamono la. parce que école des arts bu Dakar bi nii. méngoowul ak école bi day dee non école bi méngoowul ak jamono. non méngoo loolu autorités yi sax xam nañ ko méngoowul ak jamono. maanaam fi jamono toll. non fi jamono ak lu aar bi laaj. waaw maanaam école bi jamono fu mu toll dafa dépassé. man wax lu bëri tey ci wàllu art bi culture bi ñu ngi koy doxal méngootul ak jamono. léegi nag il faut que vraiment ñu jéem a xool tamit naka lañ mun a def. pour jéem a moderniser wu mun a méngoo ak jamono. bon bëri na ay xëy xool par exemple beneen deuxième exemple village des arts. village des arts concept bi c'est un concept extraordinaire. parce que mooy tey bërëb boo xam ne ci Sénégal boo fa ñëwee fekk fay artistes yu bëri. oui donc loolu day créer benn dynamique. mais man wax naa leen am na loo xam ne ànduma si c'est-à-dire que village des arts tey bi nekk Dakar tey. war na mun a am benn atelier pour les artistes de Tambacounda. ñu xool artistes yoo xam ne dañu xarañ Tamba ñu jël si kenn ne ko yow 6 mois may nañ la bourse nga dem Dakar. nekk ci atelier de même que aussi ñeneen ñu nekk si région bi. Kolda ndax sànq ba léegi moom xam naa ne moom Tambacounda moom. non Tamba moom non c'est vrai. Tamba moom man maay seen avocat non c'est une fierté c'est une fierté de Tamba. donc aussi xalaat ñeneen ñi ci biir. gis nga tey biennale bu mel ni biennale Dakar xoolal biennale bi boo xoolee président Macky Sall yokk na budget bi 1 milliard. 2020 biennale bi amul 2022 le biennale bi am donc war nañu am ñaari budget 2 milliards. ah bon biennale bi waroon na am tey beneen dimension boo xam ne que weesu na lii fuuf. ah bon ah oui yow man projet TGD yi may def 2004 yóbbu naa. mais lu tax biennale bi nga waroon am 2020. waaw ñu reporté que ndax crise sanitaire bi. ba pare yow li nga doon xaar amul. non amul parce que xam nga lu tax problème de gis-gis la xam nga man. loolu la 2 ans yu ñu toog yëpp quand même mënoon na passé fii. 2022 il faut être avant-gardiste. très bien 2022 li New Yorkais yi bëgg pour seen dëkk ñun moom la ñu war a bëgg pour Tambacounda
moom la ñu war a bëgg pour Sénégal 2022 li Suisse yi bëgg pour seen dëkk loolu la ñu war a bëgg pour Sénégal loolu la ñu war a bëgg pour Sénégal tey biennale bi tey soo duggoon marché central bu Tambacounda tey war na boo fa duggee war nga xam ne que ñii xam nañ ne biennale am na tey. te loolu amul ci Sénégal lañ bokk xam nga tamit mbir mi toll nañ foo xam ne def nañu pratiquement 13 éditions 14e édition bii nga xam ne ak mbas beeg yooyu waroon na def la différence maanaam région boo dugg Sénégal tey yëg biennale. très bien mais mbir mi fan la suuxee. mbir mi fu mu suuxee xam nga. ci waa ministère de la culture wala. effectivement parce que ministère de la culture ñooy ndeyu mbill bi. ñooy ndeyu xam nga ministre xam nga un ministre pour man un ministre de la culture surtout. oui ça doit être un excellent manager. ça doit être un gars boo xam ne nekk un avant-gardiste gars boo xam ne fu sori lay gisee ba pare nag wut ñoo xam ne ñoo ko mën a accompagner ci vision boobu pour concrétiser la vision culturelle du président de la République tey centres culturels régionaux yi ñooy représenter ministère de la culture dans les régions. centre culturel régional nañ ko dindi nañ ko tuddee këru yokkute par exemple. non il faut que ñu commencer non këru yokkute la war a doon. këru yokkute boo xam ne dinañ fa mun a maanaam former ay xale. biennale bu amee mu am fa ay retentissement yoo xam ne c'est assez conséquent. maanaam ni Dakar waaye di yëgee seen bopp ci biennale yi waa Kolda waa Fouta waa Matam yëg si seen bopp. mais centres culturels régionaux yi léegi xoolal lu fa am boo fa demee ñu ngi fay def ay conférences di abale ay sièges di def ay sabar wala di fêter ay anniversaire ak yooyu non il faut que ñu xam ne non culture bi du caaxaan waruñu ko foowee non du caaxaan barki yàlla maa ngi doon wax gis nga États-Unis d'Afrique fii Sénégal soo nee culture ñu bëri dañu jàpp ni mbirum caaxaan. mais parce que suñu njiit yi ñoo ñu ko won suñu njiit yi ñoo ñu ko mais ku xool ci ay artistes. yu mel ni man tey nga xool ci ñu mel ni Soli Cissé ñu mel ni ci Amadou Camara Gueye nga xool même xale yi exposé tey ci biennale bi nii soxna Caroline Gueye mais nga xam ne que du caaxaan. très bien yan doon joxe exemple léegi États-Unis ma bàyyi la nga àggali. waaw xam nga États-Unis tey boo xoolee ñoom am nañu par exemple benn rencontre bu ñuy wax Armory Show. mais de xoolal dimension rencontre boobu nga xool Suisse nu mu tuddati Art Basel nga dem Italie Biennale de Venise nga dem même Cuba nga xam ne seen économie demeewul noonu. nga xool Biennale de la Havana. mais Sénégal fu ñu tuddee benn biennale war nañ ko ci teg te na nag li may wax mooy attirer attention autorité nañ def attention parce que am na ay réewu Afrique yoo xam ne ñu ngi jàmbat pour organiser seeni biennale. ah bon oui parce que la biennale du Sénégal représenté tout leen non parce que nit ñi 2022 lañ toll. nit ñi dañu kon yow biennale bi da nga ci am déception. non am naa ci déception c'est-à-dire que déception. par rapport ak yow li nga doon xaar ci wàllum innovation yi. li ma doon xaar ci wàllum innovation yi. on devait aller plus loin que ça xam nga biennale bu benn exemple bu ndaw nga xool directeur artistique bi El Hadj Malick Ndiaye xale la boo xam ne dafa xarañ moom par exemple xoolal li mu def créer doxantu bi. mais dañ ko dul jàppale. au contraire am na ñoo xam ne ñu ngi nekk ci biir di ko xeex. ah bon oui. nga xool kay Khalifa Ababacar ki nga xam ne moo yor scénographie bi xam nga benn doomu aadama mënoo ko jël dénk ko scénographie exposition internationale dénk ko scénographie nu mu tuddati exposition musée IFA mais dafa bëri ci benn nit. mënoon nañ ko tas. nañ ko tas. oui parce que gaa yaa ngi te tamit problème bi mooy c'est que boo gisee tamit il faut que ñu leen di maanaam jox lu ko mot. ñu fay leen fay bu correct. ñu liggéey bu jaar yoon waaw. te biennale bi tamit une dernière chose mooy boo xoolee 2020 la naroon am ñu reporté ko 2022. ndax mbas mi. xaw ma nu koy naar bi di waxee xaw ma waa xaali mu laan xaw ma lan am nañu jot nag pour defar biennale boo xam ne waroon nañu pare bu yàgg au mois de janvier waroon na fekk lépp taxaw. te instant yi lépp taxaw. mënul taxaw. bul wax loolu yow tamit. am na loo xam ne xam nga kenn du ko wax. ndax tamit ñun dañu bëgg tamit suñu réew am na loo xam ne moom loolu ñun ñoo koy. ñun ñoo koy régler suñu biir daal. comme très bien alors Ousmane Dia présenté suñu mbokku téléspectateurs yi si sa collection bi nga xamante ni moom nga def nii. waaw donc kii catalogue bi la. catalogue bi waaw boo xoolee titre bi donc mooy titre gaal bi nii Barça nii Barsak. pour man du Barça du Barsak fii la. si benn voilà 343 bi mooy titre œuvre bi nga xam ne c'est autour de la déclaration universelle des droits de l'homme donc catalogue bi laa defar ci expo bi pour mu am tamit loo xam ne dafay des. toujours man trace daf ma intéressé donc moo tax ñu defar catalogue yi pour mu mun a rester quand même pour la postérité. alors Ousmane yow looy yëngu rek looy kii da nga siy jiital faire n'est-ce pas lu tax. alors xam nga man sama papa mécanicien la. donc Tamba laa juddoo màggee
te daanaka man bi may nekk xale dama soboon too lool. oui et puis am na tur bu bëri boo xam ne ñooy woowee ça mooy zuy. dañu ma doon wax le terrible dama terrible loolu ba nga xam ne donc du coup mais ndeysaan sama papa ndem si yàlla maa ngi koy sant di ko gërëm parce que daf ma yàgg ji maanaam liggéey ñàkk jëriñu. su ma ñëwee ne ko papa dama bëgg ballon mu ne ma ah soo bëggee ballon week-end bi nga ñëw garage liggéey ma jëndal la ballon. donc bi may nekk ndaw laay ko xam ne su ma bëggee dàll du ma ñaan paa bi dàll damay bàyyi ba samedi ma takk samay dàll dem garage. su ma ñëwee liggéey samedi dimanche ma pare ma ne papa dàll laa bëgg ne waa mérité nga ko. donc loolu daf ma doon permettre aussi ma jege fer bi. te dama daan dem ci garage bi saa di boole ay fer di dajale ak yu mel noonu moo tax amour boobu laa am ci weñ. daanaka saa yu ma téye weñ rek dans mon fort intérieur sama xel day dellu si sama papa. donc lii Tamba la yeneen image yi nii waaw gis nga Tamba. commenté ko. gisoo borom sareet yi sax maanaam buñ ma gisee ma dugg Tamba ñu ne ma waaw grand projet amul ndaxte ñoom ñëpp ci la ñu bokk. donc borom sareet yi dañooy chargé liggéey yi Tamba dama leen di associé. te ñoom bu ñu chargé liggéey bi di dem. ñu ne leen lii lan la ñoom ñooy taxaw expliquer leen ne leen lii aar la Ousmane Dia moo ko liggéey maanaam ay nit la lii ak lii la ñuy wax donc ay médiateur la ñu. nee naa leen man du ma leen fay ngeen transporter kese gisoo. du yem ci transport bi boo gisee ma fay leen li nga xam ne weesu na li ngeen doon xaar parce que dama bëgg tamit ngeen nekk ay médiateur xam naa ne boo chargé lii balaa ngay egg fu mu jëm dina am ñu bëri ñu la laaj lan la di nga taxaw wax ak ñoom dama bëgg na boo taxawee nga expliquer lu ñu mën a xam lu mu doon. très bien donc lii Tamba la. très bien alors image bi tamit Tamba la yooyu yëpp mu nekk li nga xamante ni yow yaa koy liggéey Ousmane Dia ndax lu ñu desee si ay simili bëreewul alors gis nañ ñi tamit. thème bi nga xamante ni moom nañu retenir woon 2020 boo nga xamante ni moom nañu choisir woon 2020 moom nañu maintenir 2022 loolu aussi yaa ngi koy rafetlu. waaw loolu maa ngi koy rafetlu loolu maa ngi koy rafetlu parce que c'est la continuité. loolu moom maa ngi koy rafetlu. xam naa ne tamit bon. vraiment waaw équipe bi. am na si daal équipe biennale bi am na si ñoo xam ne xarañ nañu mais xam nga par exemple bu ñuy jëlee lu toll ni biennale teg ko sa loxo. da nga war a xalaat ni que adduna bi yëpp ñu ngi jël seen bët teg ko ci Sénégal. très bien donc du doon dalay weesu yow donc image du Sénégal ngay protéger donc moo tax da nga ci war a xar sa tànk tubéy ba ku ñëw gis expo bi ne ah Sénégal de macha allah. très bien alors Ousmane soo toogee nga xool réew mi nu muy doxee ci wàllum aar est-ce que yow am nga loo siy waajal fii lekk 2024 si suñu réew nu muy doxee ci wàllum politique ci wàllum koom. ah ba ci wàllum politique ah xanaa boo bëggee ñu ànd man ak yow déposer suñu candidature nekk président. xam lay waajal 2024 wala. non. Ousmane yow dafa am na lay waajal. 2024 bàyyi leen ba sama Suisse bu sedd bële rek. ah mais nga toog Suisse ba kañ. non mais en tout cas. man li may ñaax rek xam nga li ma bëgg a wax sénégalais surtout jeunesse bi. ñu xam ne Sénégal tey turam fu mu toll. peut-être que ñoom mënuñu ko sax imaginer. gis nga lu xew Sénégal lu tuuti man bu ma génnee sama kër dem liggéey ba wàcc. lu ëpp au moins 40 wala 50 personnes dañu ma ne ah Ousmane Sénégal de dégg nañ li donc tuuru Sénégal dafa wër àdduna. donc il faut que loolu ñu koy sóoraale. maanaam il faut que ñu koy sóoraale xam nga boo xoolee 2018 exposition bu ma njëkkoon def Dakar musée fële galerie nationale dama ko intitulé woon maturité de mon peuple. liggéey boobu moo nekk monument de la Renaissance. dama ko may état du Sénégal. parce que dama ko tuddee maturité pour wane ne que peuple Sénégal dañu mature. donc loolu waruñu ko yàq. donc fitna daal nañ ko moytu ñu jéem a xool débat d'idées. parce que il y a muy opposition bi tey muy état bi il y a des intellectuels. man peut-être que lii nit ñi di seetlu man du ma seetlu loolu parce que man damay xool ñoom proposition lu ñu mën a indil Sénégal te tey koo jël ci opposition bi ñoom ñëpp man gëm naa ne ku nekk am na loo mën a indil Sénégal boo jëlee ñi nekk ci parti au pouvoir bi am na ci ñu bëri loo xam ne am na lu ñu mën a indil Sénégal nañu booloo ñu liggéey réew mi teg réew mi ci kanam intérêt réew mi ci kanam. mais nag ay confrontation mënut a ñàkk. kon daal yaa ngi ñaan dal. si wàllu élection législative yu waaj a ñëw 31 juillet maa ngi ñaan dal ci élection léegi te dal dina am sax dal dina am rafet naa si njort parce que surtout jeunes yi ma waxtaanal démb université xale yi dañuy yeewu léegi vraiment yeewu nañu donc am naa yaakaar ne dal dina am. te tamit ñu am benn assemblée boo xam ne problème mu askan wi ñoo leen di ñëw. très bien tamit ñu ko fay teg am na solo mais est-ce que sensibiliser nga aussi étudiants yi ci wàllum yàq beeg yooyu. su manifestation amee ñu barré avenue Cheikh Anta Diop de Dakar wala Corniche
sànni ay xeer yooyu quand même mais xam nga jot nag na étudiants yi tamit xam nga bàyyi nag loolu. mais xam nga nag université par définition c'est le lieu de la contestation. université ñun waaw ñëpp mais ak tamit ñu ñuy contesté. man maa dàqoon a sànni xeer Ismaïla Yassine loolu moom ñun ñëpp fa la ñu jaar moom loolu moom mais c'est-à-dire que il faut le faire nu mu tuddati avec retenue et puis avec mesure. Donc parce que surtout que tey am nañu ay moyens yoo xam ne peut-être bu njëkk ba amuñu ko woon pour maanaam mun a manifester suñu mécontentement réseaux sociaux yi ñu ngi fii donc li nga mun a yàq ci réseaux sociaux yi munoo ko sax yàq ak xeer. te problème bi tamit mooy sànni xeer bi doo xam ci ku muy dal. effectivement peut-être sa tante mun na jógee marché génn ñëw jël car rapide. vraiment université nga sànni mu dal ci moom. vraiment donc loolu moom acte yooyu xam naa ne que bon dina dañi parce que les étudiants yi ma gis démb. ñu nekk faculté de droit faculté de médecine. oui vraiment man j'ai été plus que ravi de voir que pratiquement 99% étudiants yi ma waxtaanal yi c'est des gens très posés et c'est des gens qui savent où est-ce qu'ils veulent en arriver. très bien. Ousmane Dia artiste plasticien sculpteur moo nekk tey suñu gan ci émission Kenu Askan Wi li ñuy desee ci ay simili bëriwul alors li nga xamante ni moom moo di 14e biennale bi ubbi tey jii di dem ba le 21 juin alors ginnaaw vernissage bi nga xamante ni moom nga amaloon dem devant la BU bibliothèque universitaire de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ci biennale bi ci yan activité lan mooy sa programme Ousmane Dia. sama programme ci biennale bi moo xanaa visiter exposition yi. parce que tamit bon maa ngi toujours continuer di xool xale yoo xam ne. surtout ay sénégalais yoo xam ne vraiment xarañ nañu. jéem a xool tamit naka laa leen di mun a boole ak ay galeries yu nekk bitim réew. fu mu nekk nii xam naa fan yi ma fi desee loolu daal lay kii xool ci exposition off bi ak yenn exposition yi maanaam xale yoo xam ne gis naa ne daal vraiment xarañ nañu jël seen dossier jéem a xool naka laa lay def boole leen ak ay galeries yu nekk bitim réew. comme yàlla def na tamit am na ay galeries yu bari yu ma xam ak ay collectionneurs mun a fexe tamit xool naka laa leen mun a jàppale pour que ñoom it ñu mun ci génn. très bien alors ci wàllum innovation sànq nee nga am na loo doon xaaral ni gisoo ko mais enjeu biennale bi si sa gis-gis lan la. bon enjeu biennale bi mooy surtout que ñu réussir daal pour que mu am écho boo xam ne day résonner. partout dans le monde favorable écho positif waaw oui. écho positif daal écho favorable waaw écho favorable donc écho favorable mu ngi nekk ci wàllu organisation bu ñu fàtte ne presse étrangère bi ñu bëri ñu ngi fii oui man daje naa yenn journalistes yoo xam ne ñu naan ma mais biennale bi suba lay ubbi ginnaaw suba lay ubbi ba léegi aw ma sama accréditation naka laa war a def ah bon ak yu ma oui foofu nañ toll nii oui presse étrangère donc ak retard bi si jot a am 2 ans amul il faut que ñuy sóoraale loolu ay artistes yoo xam ne dañ leen indi ne la yow sa liggéey par exemple ci doxantu bi da nga ko war a liggéey tel date mel ni kuy commander pizza non un artiste mënoo ko jox ba délai boo xam ne ci la war a liggéey boo xam ne ci sur place la ko war a def non il faut comprendre les artistes c'est la fête des artistes oui waaw artiste bi moom bu ñëwee bàyyi ko mu ñëw liggéeyam doo ko ne may naa la 2 jours ni 3 jours donc mais yooyu yëpp xam nga critique yi may def critique positive la bien sûr pour defar mu gën a baax sóoraale ko voilà pour ëllëg xam na tamit bon ci artistes yi ñëw ak gan yi ñëw tamit ñoom dañu ñibbi te am na lu ñuy yóbbaale nañu góorgóorlu ba ñu yóbbaale côté bu rafet bi daal bien sûr loolu la très bien lan ngay jeexalee Ousmane Dia simili yi jeex na di leen sant vraiment di leen sant di leen gërëm et puis di rafetlu tamit liggéeyu nu mu tuddati. E-Média ITV rajo Média bés bi Mamadou dimanche bu nekk bu ma xëyee moom. jury du dimanche dama koy déglu. oui léeg-léeg sax bu dul moom sax du ma sawar parce que xam nga Mamadou moom ndeysaan. waaw moom il est très suivi aussi ak ñoom Alassane Samba Diop. vraiment di leen ñaanal yàlla may leen kattan. yàlla may leen wér. merci te chaîne bi am nañ ci yaakaar. merci am nañ ci yaakaar parce que xam nga maa ngi doon waxtaan ak étudiant ne leen problème bi ñu am aussi fii. mooy les sources d'information donc ay ñun par exemple chaîne française yi waratuñ nekk suñu principale source d'information man bu ñu sañoon tey nu mu tuddati ITV nekk Genève ITV nekk Paris ITV nekk New York bu amee lu xew nu mu tuddati en Russie beneen chaîne bu ñu ko jox mais yéen ngeen jox ñu ko lu xew Genève bu leen ko français yi jox yéen ngeen jox ñu ko foofu la ñu toll te tamit il faut que état bi tamit jàppale chaîne privée yi pour que ñu mun a étendre. mais en tout cas moom ñu ngi def ay jéego ndax la preuve si guerre Ukraine Russie bi. demoon nañ Varsovie Khalifa Diakhaté demoon na extraordinaire. oui c'était mais li ñuy ñaan mooy. ngeen am vraiment ay locaux foofu.
mu des ba faw. très bien wala gërëm baax di la sant. merci beaucoup merci di la beaucoup gërëm baax di la sant si sa di la sant. disponibilité di Merci gërëm beaucoup. aussi Nina Penda Faye mi jàpp si invitation bi sama séeréer bi waaw. moom tamit macha allah ndax on a travaillé ensemble à la 2STV mu nekk ku baax macha allah Nina Penda Faye changé wul macha allah yal na ko yàlla sàmm. amiin yaa rabbal Ousmane Dia artiste plasticien naka noonu sculpteur mu nekkoon tey suñu gan si émission Kennu Askan Wi. mbokk tey spectateurs yéen tamit amul seen fay ñu leen di gërëm baax di leen sant ci réalisation bi Ramatoulaye Sall Diop ci son bi Benoît ci caméra yi Babacar Ndiaye Pape Mafal Fall ak Moussa Dia jaa ngeen jëf.